salaamaaleykum mbokk internet yi El Vision Médias maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen baal ak si koor gi te di leen baal tey nag dañoo ñëw fii defal leen benn plateau spécial boo xamante ni lu doy waar moo daal di xew fi nga xamante ni mooy commune bu Diamaguène Sicap Mbao ndax ginnaaw bi nga xamante ni El Vision Médias jot na information yi wane ni commune bu Diamaguène Sicap Mbao plus particulièrement ñi nga xam ne ñoo yor wàllum séddaleem ceeb bi dañoo nekk di séddale ceeb bi clandestinement di ko jël guddi gi di ko joxe di ko jox ñi nga xamante ni ñoo nekk ci panelu maire wala ay groupe WhatsApp ñu leen di jox ceeb bi nga xamante ni ñu ngi ko destiné woon ñi nga xamante ni ñooy ñenn ci population bi ginnaaw loolu ci la El Vision Médias naroon def benn reportage dem fële nga xam ne mooy école phase 2 Poyet pour indi ci ay leeral ci askan wi ci lañ demee foofu noonu daal di fay fekk ñi nga xam ne ñooy responsable ci mairie bi ki ci gën a ràññeeku di Mouhamed Ñing nekk conseiller municipal nekk aussi kenn ci directeur du cabinet bu maire bokk foofu noonu ci lañ ko daal di laaj ay question ci la maire waa mairie bi maire daal di ñëw ne ñu yéen li ngeen ñuy laaj ñi arrangé wuñu dagg leen ko ñu bañ duñ ko dagg ñu attaqué ñu sànni ñu ay lu nekk génneel ñu ay jaas yi saaga ñu menacé ñu du ma def dara avant ma di ko génn ci sama ñaari ñi nga xam ne ñoom laa sekkal plateau bi dama leen di bàyyi ngeen seetaan interview bi nga xamante ni moom laa def ak monsieur le maire te ma àndoon kii Mouhamed ñi ngi te ma àndoon ceeg Sidi ñu seetaan loolu ñëwaat di soog ko commenté. comme ni ko Sidi waxee dégg nañ ci panelu monsieur le maire wala ci ay groupe WhatsApp am ñoo xamante ni ñu ngi leen ciy jox ceeb te keroog monsieur le maire taxaw fii mu ni ceeb bi dañ koy jox ñi nga xamante ni état recensé wu leen woon pour jox leen ci aide boobu est-ce que loolu tey ci yow mën nga ci expliquer nu mu demee. merci beaucoup damay njëkk a delluwaat ginnaaw tuuti sànq nee nga monsieur Gningue nanguwul wax si question wu ceebu guddi bi si wax naa si xanaa li ma wax nga nanguwul dégg. li nga wax man personnellement man d'accord ma si. am nga si droit mais je nee naa la ceeb bi. comité communal bi def recensement yi mooy génne na quartier tel pare na ñu jox maire mu def bon def cachet ne quartier tel par exemple 20 sacs ñu jox monsieur Alé Ndaw mu génne gars yi ko jàppale bu quartier bi ñëwee mu génne saag yi teg ñu jox dem kooku di def loolu 18h day wàcc léegi ban ceeb moo war a génn guddi. mais mën na wàcc 18h après mu ñëwaat. ñun ñëpp xam non man je connais Alé Ndaw. affaire du question de je connais parce que ñun ñëpp xam nañ li nga xamante ni moom mooy dox ci dëkk bi xam nañ liy dox ci politique. donc yow yaa gën a jub kooku. non attends non déglu déglu ma non attends nee nga ma yow da nga ni xam nga Alé Ndaw bu baax dafa du def loolu nga wax. moo tax ñu dénk non loolu dama ne la loolu d'accord ma ci. am nga si droit d'accord ma ci laa wax mais waxuma la ni man maa gën a jub Alé Ndaw. non c'est une précision. non Père Gningue bul boole loo xam ne bokkul. boo ma laajee ma wax la te xamoo. parce que xam naa loo xamul. non Père Gningue xam nga tey jii nii xam naa ki koy génne. xam naa ni muy génne buñ paree nga ne d'accord aussi da nga fay teg dara. d'accord ma ci parce que dama am ay information yu wane ni ceeb génn. est-ce que dëgg la. pour boobu moo tax ma laaj la ko. non bu ma la waxee donc lu tax gra ko donc ba la nga gëm. parce que ñaari information la yow da nga maa jox sa parti keneen jox ma parti am. d'accord kee bu ma joxee parti am damaa ñëw ba si yow jël. léegi li nga ma wax kee li ma wax man am naa droit yow li nga ma wax ànduma ci kee tamit am naa droit wax ko li ma koy wax. non ma ne. xam nga dama ne la bul ne Gningue waxu si. wax naa si mais am nga droit ne no déglu ma sow am nga droit ne d'accord aussi mais bul ne waxoo si. non peut-être wax ñàkk see wax ak wax si du benn mën naa si wax doo si d'accord. li nga wax nag léegi kon d'accord ma si. am nga si droit mais nangul ne wax naa si. wax naa si d'accord aussi léegi nag bu fekkee nag yéen jëm ngeen ne yéen a gën a jub les politique dañ nax seen bopp. non déglu ma non man maay posé Père Gningue may ma posé. non waaw may ma posé ñun waxuñu ne ñun ñoo gën a jub les politiques. d'accord man waxuma ne maa gën a jub ki nga tudd noonu. day leer dama ni la Sénégal fii ku nekk xam na politique ni muy demee loolu laa la wax te loolu Père Gningue du ma la ko wax. non affaire de sympathisant et partisan. c'est quoi mooy lan toj ko sympathisant yow am nga sympathisant ak kii. am naa sympathisant ak kii mais politique gu ñu. non dégg nga la politique c'est du loolu yéen a ko fa dugal. sympathisant am nga ko ak yow am nga ko ak keneen mais ça c'est pas de la politique. lii amul politique monsieur le maire. non. waaw mais d'accord léegi bu ñu gisee ni li ngeen di xool moom ngeen di gis. li ngeen bëgg a xool li ñuy xool parce que déglu ma. ndax bu fekkee yow dama la wax ba pare nga ne sama boss d'accord aussi keneen nga d'accordal. mais loolu non attends Père Gningue. allez-y. il faut pas faire amalgame waxuma la ni. kee li mu wax loolu laa d'accord dama ni la yow li nga ma wax am naa droit ne la d'accord ma ci. ne la kee tamit li mu ma wax am naa droit wax ko li ma ko wax. ñaar moo am oui ak non. oui ak non mënul am ñaari oui mënul am ñaari non. mais mën na am ñaari non. non. kële waxul man waxul dëgg kële waxul dëgg non. déglu ma mën naa li yow li nga ma wax
li nga ma wax mën naa ni gëwuma ko. keneen kee tamit li ma wax man am naa droit wax ko li ma ko wax nag ça reste entre nous. waaw non loolu xam nga bu yàggee nag naa fekk lay nekk. non attends. ah si. père attends. si non naa fekk mënu si am. ah kay. ah déglu ma ndax boo ma laajee ba pare ma wax la. kële wax la nga ne li mu la wax moom da nga koy garder pour yow. te man li ma la wax nga taxaw si média. nga ne d'accord aussi ma ne la yëfu naa fekk la. déglu ma père xam nga soo ma waxee loolu garaawul je gère. d'accord xam nga lu tax ma ni la li ma ko wax moom. ça reste entre nous. parce que jëluma ko ci caméra bi mu wax. peut-être man après su ma la jëlee ba pare dinaa ko jël si caméra bi mu wax. donc fallait pas nag nga wax ma ne diw wax na ma li dama koy garder. waaw déglu ma dama koy garder. information rek nga laaj ma ko mais bul ne ma nit wax na ma. ba pare du ma la wax li ma wax ba pare na jëloo ko. bul ma ko wax kon. bul ma ko wax non. wala boobu non xam nga man li ma wax yaa ngi ko jël ci média moom da koy dégg. waaw da koy dégg. donc pourquoi man lim la wax nga ñëw di ma laaj. bu ma la waxee d'accord ba pare na kële lim la wax da nga koy garder pour yow. dama koy garder pour man d'abord. ma ne la loolu jëfu naa fekk la. non du yëfu naa fekk. comme que journaliste nga. am nga les deux. bul ne d'accord ma ci bii. gardeel nga dem. mais bul ne d'accord ma ci wala d'accord naa ci bële. non Sidi. xam nga mais boo d'accordul sama bos. bële nga garder ko damay bañ man. non déglu ma ah attends. bàyyi na jël lépp na jël lépp. non. mbokk internet El Vision Médias comme ni ngeen ko gisee ci vidéo boobu fee noonu la xewee dinañ ci ñëwaat léegi ci nu mu gën a yaatee Sidi maa ngi lay nuyu. Aliou maa ngi lay nuyu baax di la ziar di nuyu mbokk internet yi ñuy seetaan. Sidi maa ngi yow ñoo doon def li nga xamante ni moo nekkoon interview bi. d'abord yow ban appréciation nga gis ci violence bi nga xam ne tey nemmeeku nañ ko. waaw violence moom duñ def lu di ko ñaawlu parce que dañoo jot ay écho que ni ceeb bi dañ koy génnee guddi. te comme ñun dañoo nekk ci côté askan wi nekkaluñ fi Jean nekkaluñ fi Paul mais askan wi lañ fi nekkal bu ñu gisee loo xamante ni rafetul wala lu ñaaw la dañuy dem vers l'information pour xam lan moo ci am. bi ñu jógee fii yóbbu suñuy micro suñuy caméra dem di interview Mouhamed Gningue mu énervé ay partisans jógee fële ñëw ne kenn du yeggale interview bi parce que arrangé wu leen nit nag da ngay mën a jub wala nga doon sàcc. te ñoom tey ay sàcc lañ leen mën a considérer parce que kuy génnee ceebu guddi sàcc lañ la mën a wax ceebu guddi boo xamante ne nag ci seen joxuñu ko population bi seen bopp lañ koy jox donc am na loo xamante ne dafa ñaaw bi ñuy def seen coup d'envoi ñun ñëpp dañoo dem yóbbu suñuy caméra yóbbu suñuy journaliste déployer ay équipe bu am solo ñu dem ñu teg lépp ci yoon jour bi fa caméra yi nekkee kon waruñu bàyyi ba caméra yi nëbbu journaliste yi dem ñuy def naka su dul noonu lii nag président Macky Sall ñëpp lañ koy wax Sénégal noo ko war a yëg jàpp ñuy dóor ñu yàq suñu ay caméra yàq suñu lépp teguñu ko fenn bu fekkente ne nag Sénégal amatul yoon nañ ñu wax quoi. d'accord comme Sidi ni mu ko waxee gis ngeen mbokk internautes yi yéen a ko gisandoo objectif yaa ngi nii yàq nañ ko téléphone yaa ngi nii yéen a ko gisandoo appareil yaa ngi nii waa mairie Diamaguène Sicap Mbao ñoo ko yàq alors ci loolu laay jublu ci ki nga xamante ni mooy DG wu El Vision Médias El Hadj maa ngi lay nuyu. maa lay fayal. El Hadj yow nekk nga témoin fekkee nga affaire yi gis nga ni mu demee ñu attaqué sa équipe yàq say matériel ci loo xamante nii dañ doon dem pour indi ay éclaircissement sa xalaat ci loolu. waaw man moom bettu ma parce que li tax bettu ma mooy ñoom ñii la ñu mel tey benn affaire dafa am mairie bi dañu am benn problème mooy bu média bi taxawee comme ni ko Sidi waxee dañ koy jéem a jubal mais bu caméra yi làqoo bon dañuy indi. affaire u sàcc affaire u dëggate bon ñun nag toog nañu dégg situation ceeb bi ñu ngi koy joxe baaxul jékki-jékki gis nit yàpp ay 30 saaku ceeb yóbbu kii jël suukar def ci otoom yóbbu seen kër comprendre te xamuñu naka la ñu séddalee loolu ba pare ceeb bi ñu ñuy wax ne ñu ngi génn guddi dégg nga sànq maire yi li ñu doon wax ñëw nañ pour jàlleen saaku ceeb bu nekk 12000 mais loolu du yoon parce que budget boobu nga xamante moom la ñu voté commune bi moo tax ñu voté mais bu ñu ko voté ba pare dañ ko war a delloo waat ci askan bi mais kon bu ñu ñëwee laaj leen ne dañu bëgg ngeen expliquer ñu ceeb bi naka ngeen koy joxe comme commencé ngeen joxe depuis vendredi démb mais bu ñu commencé di expliquer nit ki wax la benn affaire na la ceeb bi ñuy génne par guddi da nga ko war a wax am na wala am wala nga jox ko ay preuve yu leer yu wane ne li nga ma laaj nii la demee wala nii mais ñoom nanguwul ñu wax ci loolu. d'accord parce que loolu sàcc la. d'accord comme ni ngeen ko gisee mbokk internet ci vidéo
bi ma ñëwaat tuuti ci leeral yi ci vidéo bi dama ni ñi nga ne ko dégg nañ am na ceeb yoo xamante ni guddi lañ koy joxe mu ni ma loolu amul parce que ki fi nekk fàtte naa tur bi nga xamante ni moo géré wàll boobu 18h lay wàcc te xam naa ko du def loolu man ko li nga wax ma noonu personnellement man doy ma parce que jot naa beneen information buy wax ni que ceeb bi ñu ngi koy génnee fii guddi mu ni ma naafeq nga garaawul ma géré mu ni ma naafeq nga parce que métier bi la bokk ensuite ci la débat bi commencé ba mu débordé comme ni ngeen ko gisee noonu seen ay nit ñëw attaqué ñu yàq téléphone yi yàq li nga xamante ni moom mooy suñu ay objectif ak suñu ay caméra ba pare génne jaas yi menacé ñu donc tey yow en tant que DG wu équipe bi wala entreprise bi wala El Vision Médias tey yow noo fas yéenee doxee da ngay bàyyi mu sedd wala. non mënuñu bàyyi mu sedd parce que tey suñu investissement maire tegu ci loxo ba ci subvention maire bu ñu subventionné te dañu am ay këyit yi nga xamante ni dafa waral ne bu ñu waree subvention dañuy subventionné mais defu ko kon bu ñu jógee tey di liggéey pour suñu askan moom bu yàq suñu matériel noonu duñ ko bàyyi noonu dañ koy porte plainte te ba pare duñ bàyyi xeex bi noonu il fallait que ñoom li nga xam askan bi moo ko moom noonu ñu koy teg ci yoon askan bi di xam lii nga xamante ni suñu alal la ñu xam fu ñu koy dugal fan la mais nag duñu nangu bon di joxe ay ceeb naan da nga koy jox sa groupe WhatsApp ku nekk nga jox saaku ceeb jox ko ay suukar ba pare ne askan bi ngay jàppale loolu du dëgg gis nga Diamaguène Sicap Mbao dañoo sonn parce que mosuñu nag nangu di wax parce que dañ leen yàgg a teg ay tànk lu ñu leen def mu neex leen ñu nangu comprendre parce que sonn nañ sonn goo xamante nit ñi lu ñu lekk lañ tal loolu nag ci loolu la ñu profité ba di def lu leen neex parce que nit ñu taluñu leen loolu nag moom moo fi jeex loolu moom moo jeex fii quoi. d'accord Sidi ma profité di leeralaat ne rek dañoo egsi tag ñu yëkkati ñetti kii suukar. ñetti goros benn paquet ñaari paquet ñett nañu lii ku ma Ndofène Fall moo leen jox. loolu bokk na si li leen gën a metti hélas ni ma joxaat leen ko man ko kon lii ñun El Vision Médias jël na ko delloo ko ñi nga xamante ne mooy population bi. parce que bëgg nañ jël ñetti kiiwu ceeb yooyu wala suukar yooyu jox ko El Vision wala après ñu takk rajo yi jox nañ El Vision jox nañ El Vision. jàpp nañ ni ñëpp am nañ prix quoi mais waa El Vision Médias tey wanante nañ amuñu prix amul doomu aadama boo xamante ne mën naa taxaw xooy ñu xaalis wala xooy ñu xiif wala xooy ñu leneen lu ñu mën a jëndee il faut loolu mairie Diamaguène Sicap Mbao ñu xam ko quoi. au niveau national nag ñëpp xam ne tey ñi nekk El Vision Médias seen ngor la ñuy demee mais soxlawuñu ku ñëw di ñu ger ci ay suukar ak leneen lu mun ci doon dafa am nag loo xamante ni il faut ñu wax ñëpp xam ko quoi bu fekkente ni mairie bi mi ngi sàcc ay terrain nit ñi di ko wax ku wax ñu attaqué la ñuy sàcc ay ceeb ku wax ñu attaqué la ay suukar ku wax ñu attaqué la nañ xam ne ñun pare nañ bu dee kaso dañ ñu yóbbu prison tëj ñu bu dee El Vision Médias nañ ko tëj leneen lu ñu mën ci ñun nañ def mais li ñu intéressé mooy li nga xamante ne jaarul yoon dinañ ko teg ci yoon par A ou B. d'accord bañuñu ci nag ba ñun ñëpp ñu fekk ñu fi ñu nekk rey ñu dee mais lu ñu intéressé mooy askan wi ñun politique wuñu faraluñu kenn askan wi la ñu faral loolu il faut que nit ñi xam ko di woo nag population wu Diamaguène Sicap Mbao yëpp 35 millions 500 yi ñu voté budget maire bi 27 millions la wax la ci jaayagu ni ñu donc na ñëpp jóg ñu dem lijjanti ji 8 millions 500 yi ci des fan la ko dugal mais bu ñu bàyyi rek ay quelques nit di xeexu ñëpp la ku ñu ci woo nag ñun ñi ngi xeex suñu xeex ku ci ñëw baax na ku ci ñëwul baax na. ok dégg nga ko li mu wax ci paquet suukar yi ñu jox bëgg. ger pour daal ñu tëj suñu gémmiñ. waaw parce que affaire bi fi mu commencé mooy bon jour bi ñuy def lancement bi non presse yëpp dañu ñëw presse su Diamaguène Sicap Mbao yëpp comme ni ñu koy waxee bon am ay presse yu mag ku ci mel ne Sen TV ñoom gis nañ leen fa. bon bi ñu paree après ñu génne ay ceeb ak ay suukar na lii pour presse bi la. mais pour presse bi la ñu ubbi ay oto dugal ci ceeb ak diwlin bàyyi leen ñoom ñu dem
mais presse bi nga xam ñoo dëkk ci commune bi moom xaalis ci commune boobu noonu ñu xañ leen ko dem jox ko ñeneen tey ñu ëlbatiku pour comme si que man wax naa ko parce que li ma yàgg a wax bu ñu subventionné nañ subventionné sites yi fi nekk yëpp amul Demba amul Paate amul Samba bu ñu subventionné artistes nañ subventionné artistes yëpp mais commune bi 5 tetu artistes rek ngay gis bopp yi rek ngay gis commune bi ni mu toll yëpp artistes yi kese ngay gis ci maire kon loolu teguñu ko fenn bu fekkee ci côté site bi dañuy wax 3SA El Hadj ñu wax El Vision Média El Hadj Lo mais te ñu ñoom kese mais ñi fi nekk dafa bëri biñ ma wooyee wax ma loolu may la nag lii da nga koy teg ci yoon ñu ne ma il faut dañ lay jox suukar bu ko defee nga séddale ko say élément may la man du ma jël suukar du ma jël tàndal da ngeen di woo site yi fi ñëwoon ñëpp keroog jour lancement bi parce que li tax mooy yéen yor ngeen seen liste parce que bi ngeen joxe période yi ñoom ñi ku nekk yor ngeen liste am ak numéro téléphone am ngeen woo leen ñu ñëw mais ngeen jox leen mais bu fekkee da ngeen jël benn paquet suukar ngeen jox ku nekk benn bekk suukar site bu nekk xam ne man gis naa sama bopp ci benn suukar mais bu fekkee dañu bëgg a jox El Vision Média bàyyi ñeneen ñi non là dafay indi affaire de guerre te comme li mu wax ñun ay jeunes lañu dañu débuté fu métti jëm fu métti kon ñun amuñu arrière pensée ci situation yu mel noonu ça veut dire li ñu bëgg ci commune bi mooy nit ñi dañu sonn jeunesse bi dañu sonn il faut que ñu jàppale nit ñi teg ko ci yoon moo gën nag moo lañ ci yeeg def seen poche yeeg yooyu moo fi war a jeex d'accord tey yow Sidi comme ma ñëwaat tey comme dañu tere woon jël li nga xamante ni mooy ay image foofu am na ci population yi ñoo xam ne ñoom ñoo ñu waxal seen bopp ni ñun biñu demee ñoom dañ leen woowaat ci pet pour jox leen ceeb pour noppi loo leen ñoom ñoo ko wanaat après di ngeen gis image yi ci kii bi muy daw noonu waaw parce que bi ñu coowee ci école coow bi dem ba génn ñu génneel ñu ay jaas yi te xeex ak ñun ci la ko population bi yëpp génn ñoom ñi dëkk ci koñ boobu ñoom ñëpp ñu ñëw ñu ne carrément ceeb yeeg lépp fi la leen di romb guddi lañ koy génnee benn maire nee na 12000 francs lañ ne ko kaay jaay la ko saaku ceeb boo xam ne askan wi moo ko moom bi ñu poussé nag ba ñu dem police ñëw suñu ginnaaw bi ñu ñëwaatee ñun ci lañ gis population boobu noonu doon kaas ñu leen di jox ay saaku ceeb ak ay suukar ay 8 saaku ceeb ci koñ boobu yëpp ñu jox leen ko pour ñu tëj seen gémmiñ mais ñooñu heureusement ay góor parce que nit li nga moom doo ko genn jël nañ ñu ko ba pare ñu taal leen suñu micro ñu ne li ngeen wax fii moo tax ñu jox ñu ceeb pour tëj suñu gémmiñ mais duñ ko def. d'accord hélas tey ñu gis li nga xamante ni moo xew ki nga xamante ni moo si gën a ràññeeku tey nekk un conseiller municipal koo xamante ni bokk na ci cabinet maire koo xamante ni moom bokk na ci ñiy dogal tey mu attaqué la yàq téléphone bi Mouhamed ñi ngi laay waxal moom laay waxal attaqué ñu ñun ñëpp yàq téléphone yi saaga ñu wax bu ñaaw bu nekk tey yow loolu tey koo xamante ni tey population bi ñoo ko fi teg mu war a doxal normal tey mu def loolu. non xam nga ñoom lii du bees si man parce que ñoom fii lañ njëkk a taxaw samat di def benn liggéey fii bon ñoom ñu ñëw fi ak seen oto ñoom papa ak ñoom taxaw saaga leen nday ñu saagante ay nday humiliante ñoom seen biir comprendre kon indi fi problème comme ñoom en tant que ay responsable bu ñu defee loolu dem comprendre bu ñu ko defaatee ci presse non loolu du bettu ma quoi parce que ñoom benn affaire moo nekk ci ñoom mooy seen personnalité seen dignité dafa des parce que benn ni ñu bëggee yore mairie bi mooy danga ñuy wax lu ñu neex nga nekk suñu waay nga wax lu ñuy naqari duñu ànd ak yow parce que ñoom tant que yaa ngi leen wax lu leen neex seen biir ngay nekk bu ñuy sédd dañ lay sédd mais tant que yaa ngi wax dëgg non ñoom bon da nga leen xatal moo tax ñi nga dégg ci commune bi yëpp ñuy taxaw di xeexal population bi defuñu ak ñoom nenn te loolu moo war a jeex gis nga monsieur le maire na xam ne ñi ànd ak moom ñëpp ay bukki lañu ay nit lañ yoo xamante ni seen bopp moo leen intéressé ak seen poste population bi intéressé wu leen ñoru leen parce que li ñuy def nii non nañ waxante dëgg quoi lii dafa metti jeunesse su Diamaguène Sicap Mbao il est temps ñu jóg xam ne commune bi non ñoom ñu moomuñu ko. comme ni ma ko waxee yéen a ko gisee nii. non man Mouhamed Gningue moom il m'a déçu franchement bi mooy deuxième fois nag muy gis genre réaction bu mel ni ci moom mais kon donc jikko ak borom pax c'est-à-dire nit sa visage saa boo ko nëbbee bu di nga dem bis bu ñu la xoojee di nga génnee sa vrai visage kon Mouhamed Gningue lii mooy vrai visage am question bi nga ko posé mais na ci tontu gis nañ ceebu guddi bu dee am na wax bu dee amul na wax mais bu mu la kolo motif di la wax ay naafeq loolu du yoon kon donc ñoom agressivité boobu ñu bëgg a nekkee may wax xaw ma ay mbër la dem indi nangam sangam gis nga nit soo jubee doo jar sax gardien doo jar sax kenn ku la topp mais seen dëngate ak seen jukko sàcc yu bon yi ñu yor li saman di wax ñu koy bañ seen jukko sàcc yu bon yi ñu yor moo tax fu ñu jëm ay gardien ñoo leen di topp Sénégal nag kenn du ko yoree noonu fii bu dee Diamaguène Sicap Mbao ñoom dañoo pare pour rey ñun pare nañ pour dee ci yoonu dëgg li ñuy def nañ ko bàyyi muy Mouhamed Gningue personnellement yow laay waxal yow ak sa gàngoor boobu ragaluñu nag li ñuy wax bu ngeen ñu kojee ñu xeex ak yéen
lu ngeen ñu def ñu nañ ko ñàkkante mais arrêté seen manigance yi ngeen nekkee ci peuple bi population bi sonn nañ arrêté leen seen ceeb yi ngeen di jël di ko tasaare ci réew mi c'est pas du tout normal. d'accord di fàttali ni question bi ma ko posé moom mooy dégg nañ ay information yuy véhiculé di wax ni que ceeb bi ñu ngi ko fiy génnee guddi mu weddi ma et effectivement bi ñu génnee ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk aux environs de l'école ñoom confirmé nañ information bi ni ceeb bi ñu ngi ko fiy génnee guddi di ko fi yóbbu. mais xam nga la moo gën a grave tey par exemple ngay séddale ceeb amul benn liste boo def que ni ñii laa ko war a jox te benn nit bu fekkee nar nga jub da nga war a recenser ñi nga war a jox ceeb benn jël seen numéro téléphone tey koo jox ceeb nga jël carte d'identité am enregistré ko jël numéro téléphone am bind ko mais boo ko defee ñooñu boo leen demee toog képp koo xamante ne joxuñu ko ceeb mais boo wootee ci numéro boobu noonu di nga xam ndax jox nañ ko wala joxuñu mais amul ça veut dire dañuy fekk benn nit jox ko ceeb mu dem te loolu kenn du ko toog joxe na ko wala joxewuñu ko parce que moo amee ñi mi ngi wax ne am na ñoo xam ne ñi ngi jaay ceeb bi seen biir ñoom yëg nañ ko te waxu ko te loolu moom xam na ko moom ci boppam moo wax loolu mu ne am na ñuy jaay ceeb bi ci seen biir te ñoom yëg nañ ko mais waxuñu dara ba pare jël ma ne ko yow ceeb bi ngay jël di ko jox ay nit ñu koy yóbbu est-ce que yéen xam ngeen ndax ñu ngi koy joxe wala ñoom joxewu mu ne non ñoom def nañ seen acte ñoom buñ joxewul yëpp yoon yenn dara seen yoon new ci mais dañu war a accompagner loolu pour xam fan lay dugg gis nga ceeb bi nii li gën a bon mooy école bi ñu ko def li wër Fass Mbao yëpp ñoom ceeb bi nii la leen rombee kenn joxu leen ñun ñoo wax ñu génn jox leen mais loolu pour lan la mais loolu tegul fenn da ngay gis koo xamante nii tey day jàpp maire di saaga di wax lu ko neex mu déranger leen ñu xëcc ko taf seen kaw léegi di ko jox li mu bëgg ñu koy defal gis nga loolu noonu moo war a jeex ci commune bii ñu nekk ñoom nag benn affaire moo nekk seen bopp mooy El Vision Médias opposant la ci ñoom. d'accord foofu laa bëggoon ñëw ak yow opposant la léegi danga may ma poser Sidi benn question après mu ñëwaat ci yow Sidi tey gis nañ li nga xamante ni mooy fee yi ñu mu demee tey monsieur le maire tey lan moo war a lan ngay xaar tey yow moom en tant que autorité moom tey jii nii mu réaction tey lan la war a doon. bon man réaction bi ma gis xaw ma yan information la ñuy jàllale ci monsieur le maire mais ñi ngi koy xaar moom mu jël ay actes yu fort ci loo xamante ni ñun yoon lañ ci nekkal mais su fekkente ne nag moom dafa ñëw ànd ak ñi nga xamante ni ñooy ay sàcc mooy consoram googu ñu àndal moom ñi ngi xaar moom ci boppam bu deful yoon dinañ ko teg ci yoon bi luñ ci góobee nag gar ko chaque jour loolu laa jiital gis nga dëgg bi Sénégal il faut ñun ñu yeewu dañoo sonn ñu ñuy nax depuis ci Senghor ba léegi ñun jeunesse bi xaaruñu dara ci benn politicien que ça soit clair xaaruñu dara ci benn parti politique ñun ñooy ñafeel suñu bopp ñooy liggéeyal suñu bopp autorité bu yaakaar ñu lay xalamal di nga fay yàgg kon donc monsieur le maire nañ jël ay matuwaayam ba mat sëkk te ñun tamit duñ bàyyi lu ñu yoon may dinañ ci def bu ñu joxee dëgg ñu jël bu ñu joxee dëgg ñu jël mais dëgg yàlla moo ko moom. d'accord El Hadj gars yi comme ni ñu koy waxee wax nga ko sànq ñu ne El Vision ay opposants lañ te pourtant fii nga toog nii keroog foofu la jonn toog kii invité ko ci émission Vision Ensemble mu toog fii ñu dégg suñu micro mu wax keroog ñu gis ni Ndofène ba muy def lancement bi ñun ñoo dem nañ fa ñun ñoo njëkk a dugal comme ñi yeneen gars yi def ñun sax jëluñu suñu temps pour def ay voix et tout ça pour bañ rek ñu ne ñun am na luñ ci wax luñ ci warul wax dañoo ñëw rek tegal leen ko noonu directement donc tey ñu lay accuser ni yow sa maison de presse bi nga yor fii tey opposant la tey lan nga leen doon. waaw non xam nga ñoom dañuy dof te dofuñu wala ñuy fàtte te fàttewuñu parce que li tax mooy gis nga mairie boobu El Vision mooy site bi fa njëkk a dugg defal leen couverture médiatique ça fait 4 ans ci ginnaaw 3 ans du moins ñuy def ay tirage yu nawetaan El Vision moo koy jël. ñu ngi ñëw nañ ba foofu nga xamante ne mooy biir mairie bi ñu ngi ci boppam defal ko émission boo xamante ne def na 30 minutes mu wax lu ko neex mu def ay réalisation El Vision moo njëkk a jël caméra wër réalisation maire yëpp filmé ko téye ñu projeté ko ci programme bi Baba Diallo doon def ñoom ñëw nañ fii def ay émission mais opposant bi lan la ça veut dire que dafa am ñoo xam ne pour ñu maire kontaan il fallait que ñu koy wutal ay noonu nanga ko diw nangam te ñooñu noonu il fallait que ñu pousse ñooñu parce que comme wax ko dëgg yi bu ñu ko fekkee foofu moom comme moom
ay safaan lay wax non du neex il fallait que mu jël ñooñu ànd ak ay fenkat ay ñu dul wax dëgg ànd pour mën a jege maire parce que ñoom ñëpp bu ñu àndee ci maire ay fenkat bu ñu àndee ci kenn non li ñuy wax day nekk benn parce que dañ koy nas ba mu dëgër teg ko mais bu ci ñaar ñu ay waxkatu dëgg nekkee rek da leen di perturbé léegi ñooñu dañuy fexe nu ñu leen jaxasee ak maire ñoom tey nit toog na fi def émission li mu njëkk a wax mooy bi Samar génnee wax ak ñoom ñu ne mu ñëw ne dina day tontu Samar ñu ne ko bul tontu sa parce que kooku opposant pour parce que Samar wax na leen wax leen ay këyit wax leen li ñu def ak naan duñ nañ génn ñu wax loolu askan bi mais ñoom duñ nangu loolu kon ñoom dañuy dof lu mais dofuñu maire lañ bëgg a nag maire nag moom ñun xamuñu sax bureau maire fan la nekk bureau maire buñ duggee mairie ba xamuñu fan la nekk te li gën a bon ci àdduna bi mooy Ndofène ci boppam population Sam-Sam xamuñu ndax góor la wala jigéen la dangay laaj ni sax mu ne la kumba Ndofène jigéen la kumba ñoom pour ñoom kumba gi ak Ndofène gi moo tax ñu jigéen la parce que gisuñu ko xamuñu ko te ñiy ànd ak moom duñ ko wax dëgg duñ ko wax génnal ci population bi génnal nangam parce que kenn fi nekk yaa ngi ragal wax kumba monsieur le maire dëgg monsieur le maire wàññi ci yow. d'accord Sidi keroog ma gis ni soulevé nga débat bi ci sa biir émission Vision Ensemble que ni monsieur le maire comme ni nga ko doon defee nawet bi daa ñëw mu jël vol dem alors que population mu ngi woon fii toog ah di nekk ci ndox mi ci mbënn bi di sonn moom mu tukki toog di galayaa bi tey ñu gisaat lii nga xamante nii ay partisans ay àndandoon wane ne dinañ ñoom nii lañ mëne liggéey lañ leen fi tegee mais wax ak def jëw ñu ñaaw lañ fi nekkee lii moo lay wane nii monsieur le maire Coumba Ndoffène Fall ñu ko wër ñëpp kenn baax ñu nekk autour de ñëpp ak ñi wàcc si moom bees ak ñi fa jógee ñëpp kenn baax kenn parce que bu fekkente ne monsieur le maire voté na budget 35 millions jënd ko ay denrées teg fii mënul nekk fépp délégué ko ay nit yooyu di ko génne di ko sàccaat guddi moo lay wane ñi mu àndal ñëpp kenn baax moom nag il a intérêt pour xoolaat son entourage. d'accord mu am lu ma metti trop ay ndaw yoo xamante ni dañoo jaay seen ngor CDI contrat à durée indéterminée lañ leen signé tax ñu jaay seen ngor ànd ak nit doo ko wax dëgg ci ay ndaw man damaa tiit bi ma gisee lii tey ay ndaw yoo xamante nii contrat lañ leen signé fay leen loo xamante nii du dara ñu jaay seen ngor ànd ak monsieur le maire di nekk ay ndaw war a gëm seen bopp war a liggéey non man xawma sax nan laa ko war a waxee. waaw non xam nga dafa am loo xamante loolu ci nit lay nekk gis nga man damay toog ay nit fii sax ñuy wax di créer ay association pour dóor créer ay affaire pour nax nit créer pour kii pour dóor kii ay ñoo lànk doo wàcc ñoo nang ay mots yoo xam ne dañ koy wax rek pour dóor ki nga xamante ne mooy autorité bi fi nekk gis nga loolu moom moo war a defaraat entourage am foofu te xam ne ñooñu non ay tekk ju dil lañ gis nga bi mu defee lancement ba pare ba dem pare na ci mais dañuy saaxee li fa nekk nañu waxante dëgg ceeb bi ñu joxe ko kan lañ ko jox. signé luñ kenn mais gisuñu ñu signé fa benn këyit ne ko yow yóbbul amul benn kër boo dugg ba pare am nañ information yi boo ne am na koo xam ne jox nañ ko 30 saaku ceeb ne ko yóbbul école Calassens. tout à fait après nga séddale am na keneen kuñ jox muy séddale mais ba léegi gisuñu sax kuñ jox gisuñu kuñ jox ça veut dire que xam nga dafa am loo xam ne bu fekkee am na nañ génn ay liste ak ay numéro téléphone numéro carte d'identité ñu ñëw woo presse bi ñu publier loolu xam ne ñi joxe nañ mais booy lancement nga woo presse bi booy séddale nga làqatu mais loolu mooy naruñu jub te ñun nag bon comme ñoom dañu jàpp ne ñun bokkuñu si nag ñi ñuy jox xaalis wala ñi ñuy neexal pour ñu ñuy wane seen lu baax di nëbb seen lu bon parce que ñoom taxuñu ñu toog fii ay jeunes la nekk ay ndaw di def ay investissement mu néew mu bari pour am vision bu ne suñu kanam li ñu gëm ñun mooy nañ koy teg ci yoon ñu ànd ak ñoom teg ko ci yoon bu ñu neexoon dañ fiy nekk di tourner leneen ak leneen bañ a lijjanti ay communes mais li ñuy def nii c'était juste pour population moo tax ñuy sonn pour ñuy am information yi ñuy wax bu njëkk nag ñoom sens bi nga xamante ni yeneen maire yi ëpp nañ leen ko sax mooy maire bi fi nekk technologie bi kii bi avancé wul woon nii. waaw léegi de lu fi waay di def moom na leer ndax El Vision rek da ngay def lu la neex sa téléphone nga koy filmer ci yow lay yem mais léegi lu waay di def dafay leer El Vision te ñun ak El Vision Média ak commune bi lu fi waay di def nay leer monsieur le maire lépp looy def nay leer pour mu leer sa bopp ñi nga àndal ñëpp lépp luñ fiy def dafay leer bu leen jàpp ne nag mën ngeen ñëw wax peñe suukar wala ceeb ba tax ñuy noppi parce que loolu taxuñu jóg acte bi ngay def nii pour population bi ñun buñ tolloo toogoon fi nga toog dañuy def lu ëpp loolu mais yàlla dafa toogoon buñ ay politiciens gëmuñu parti bi gëmuñu kii moo ànd ak kii gëmuñu kii xam nga luñ gëm population bi di jooy te amuñu fuñ ko jooyee
mënuñu dem ci benn télé di ko fa jooy ñu jege leen képp am loo métti loolu naqari wala loo xamante ne nii wax dëgg yàlla bëgg nga koo wax boo ñëwee ñu déggal suñu micro nga wax ko ñu wane ko ñi nga xamante ne nii moom mooy internet yi. d'accord Sidi. presque xaabaabal nañ sax. léegi le dernier mot lan lay doon. bon le dernier mot mooy damay yóbbante population Diamaguène Sicap Mbao te xam ne xaalis bi mairie bi di voté seen xaalis la sama xaalis yaay biy jaay gerte caaf la kii jaay café ñëpp a ko moom. ak ku nekk am na droit dem laajte information bi la war ci biir mairie bi parce que xaalis ñun ñëpp ñoo ko moom amul Jean moo ko amul Paul moo ko mais bu fekkente ne ku laajte information ñu génne la jaar bi dóor la ne population Diamaguène Sicap Mbao yoo xamante ni ñun pare nañ pour deewi ci loolu noonu ñun nag li ñuy kaasaluñu ko suñu bopp parce que am nañ lu ñu togg am nañ lu ñu yàlla suturaal nañu quoi macha allah donc li ñuy kaas dañ koy kaas pour population bi nga xamante ni tey dañuy gis rek ci média yi affaire yi di romb te ñoom mënuñu cee jot parce que démb rek laa romb ñoo xam ne ñu ngi may laaj ana ceeb bi te pourtant gisuma ceeb dégguma ceeb bokkuma mairie bokkaanuma mairie mais gis nañ ay reportage yoo xam ne dañu ciy feeñal kon donc bu ñu ci feeñale yoon la ñu lijjanti tamit affaire yi fan la war a dugg de toute façon El Vision Médias mi ngi ci ginnaaw population bi di jaajëfal aussi le PDG parce que lii courage la quoi parce que su ko neexoon mu daw laax ñu koy jox ay 100 000 ak 200 000 comme ni ko yeneen PDG di defee mais jeune la boo xam ne gëm na boppam te lii muy def dafa jafe yoonu dëgg nag yombul mais suñu borom mi am fay yàlla nañu ko fay. hélas da day ñëw. waaw sama dernier mot rek mooy ñoom nañ jub quoi ñun coow li wax ji nañ jubal comprendre li ceeb bi ngeen di jël di ko yóbbu seen kër yi. fas yéene ko jox seen njaboot yi da ngeen koy xoolaat baaxul te ci koor ngeen nekk ceebu sàcc kenn di ko lekk ci koor alal joo xam ne moomoo ko nga doon ko jox sa njaboot ci koor nañ xam ne dañu toll ci moment bu jaamu yàlla te askan bi sonn nañu Diamaguène Sicap Mbao gisuñu kenn yaakaar bi ñu am ci maire lañ ko am kon monsieur le maire bul tas yaakaaru population Diamaguène Sicap Mbao loolu daal lañ lay ñaan di la wax ne gars yi nañ leen xoolaat sàcc yi moom nañ leen génn ci commune bi. d'accord di fàttali waa mairie bi. bokki ku mëndoo fen faal ñoo attaqué El Vision yàq ay matériellement affaire yaa ngi nii gars yi yéen a ko gisandoo ak man gis ngeen rek di jeexal rek di indiwaat benn précision ci Mouhamed Ngingue bi ma ko laajee li tax nangu mu ko woon divulguer li nga xamante ni moo nekk sama source parce que bi ñuy jàngal école ki nga xamante ni moo ñu yoroon jàngal nañu muy le professeur le docteur ki nga xamante ni mooy Samb yàlla na ko yàlla yërëm waxoon nañ ni journaliste bi am na droit protéger li nga xamante ni mooy source am man nag tey loolu laa utiliser nanguma jox ki nga xamante ni mooy Ngingue nanguma kaa wax source ndax dama protéger sama source moom nag xameewu ko noonu attaqué na ma mer na ay gars ñëw nañ attaqué nañu yàq nañ li nga xamante ni mooy suñu ay matériel dégg ngeen DG bi ni ko waxee duñ bàyyi mu sedd di wax ni population bi ñu ubbi seeni bët xam ñi nga xamante ni ñoom la ñuy voteel ak ñi nga xamante ni ñoom lañ dul voteel ñu xamee ñi nga xamante ni ñoom ñooy def politique ak ñi nga xam ni defuñu politique parce que tey lii nii xew dafa wane ni ñi nga xam ni ñoo wër monsieur le maire waxuma monsieur le maire ñi nga xam ni ñoo ko wër nekk ay bukki nekk ay conseillers di dox ci li nga xamante ni mooy niiral seen ceeb nit sax booy jox sa njaboot war nga ko jox ceeb boo xamante ni ceeb bu lew la ceeb boo xamante ni yaa ko ñàkk waaye jël li nga xamante ni mooy ñàkku ñi nga xamante ni ñooy askan bi nga koy jox sa njaboot loolu dafa ruslu loolu dafa ñaaw ci commune bi te loolu dafay dañ fal force day dañ ci nii waa day dañ ci naa El Vision Médias mu ngi fi la sax Oustaz Alioune Sall nee na benn kilo ceeb boo lekk ci ceeb bi mbas mi benn kilo ceeb boo ci lekk te moomoo ko bisu yomal xiyam di nga fay 15 millions sénégalais ku nekk benn kilo ceeb. d'accord bu xajee seen bàmmeel nag calculer leen ko ngeen yóbbaale ko yomal xiyam. d'accord di jeexal rek di waxaat ni li ñuy wax ni aide alimentaire man du ma ko tuddee aide xaalisu askan bi la monsieur le maire yëkkatiwul salaire am jënd si saaku ceeb jox askan wi budget la jël voté ko conseil municipaux yi voté ko ñu jël ko budget boobu xaalisu askan bi la bu doon ci salaire am la jël mën na am na droit jox ku ko neex mais lii xaalisu askan bi la ñëpp ñoo koy am ñëpp ñoo si war a am dina leer mbokk internet maa ngi jox dig jaje ci beneen émission incha allah